yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa. xam naa rek duñ ba pour ñu bañ a guddal rek damay jox Ibrahima niñ gérer communication bi niñ ko gérer ñun entre sénégalais ak niñ gérer information bi yow ban appréciation nga ciy def. bon appréciation bu discret. maanaam li may wax rek nee naa leen précipitation bi. ak bëgg-bëgg pour. maa njëkk a wax wala maa njëkk a génne information. parce que dañuy wax ne ñiy jàng journalisme yëpp xam nañ ko. dans les grandes universités li ñuy njëkk a jàngal ko mooy déontologie professionnelle. et c'est très important ci liggéey yu bëri daf ci manqué. man maa war a wax wala maa mën a wax wala maa yor waxukaay. dina tax nit wax loo xam ne chaque jour du saytu. impact bi muy am. ci population bi. maanaam léeg-léeg sax nga xam notice bu wér. mais mu leer na jamono bi psychologiquement nit ñi pareeguñ pour nga jox leen ko. donc ci nan nga war a jaaree. ba mu yegg ci ñoom te du métti. maanaam mooy ñi may waxal ñan la. ñi may waxal ci ban cadre lañ toll. ak nan la information bi di yegsee ci ñoom xam nga tey. la famille sénégalaise dañoo xaw doy waar. te ñëpp ay mbokk lañ. boo toogee yow ci réseaux sociaux génnee ne famille nangam dëkk sàngam ci coronavirus bi lañ bokk. tey mi ngi mel ni tey ñu ne Maam Jaara Fam Milan la dëkk. ñu ne waa Milan yëpp quarantaine parce que zone rosse la. ñu fa dëkk waratuñoo génn. ah ñu ne waaw donc foofu Milan 12000 sénégalais ñi ngi fa. journaliste bu génnee ne 12000 sénégalais ñi ngi en quarantaine sénégalais bi koy dégg te xamul lan mooy quarantaine. danaan sénégalais yi 12000 sénégalais dañoo yor feebar bi. te buñ ne Maam Jaara Fam wala ñu ne Malick Sakho wala ñu ne Lamine Mbodj wala ñu tudd keneen. famille am déjà tey yow boo doon tukki sax yàlla nattu woon la jóge woo sax Italie mais da nga jaaroon France wala nga demoon siyaare ji Fass. wala nga demoon umra ji Màkka jóge fa ñëw Sénégal ñëpp lay daw. dañ lay daw. xam nga donc yow impact bi loolu di indi xamuloo moo tax ñu bëgg chaque jour man li may dugg Facebook sax du bëri heure bu ñu ko jot gi mayee ñu dugg ci léeg-léeg da ngay gis yoo xam ne yow sa bopp da ngay mujj rus. dëgg la te man dama koy wax surtout acteurs yi nga xam ne ñu ngi fii di joxe info naan la tool bi yaatu na ku nekk mën nga am benn domaine boo am xam-xam mais mënoo xam lépp mais yam fa xam lépp c'est pas possible man mii di wax Ibrahima Niang am na yoo xam ne bu ñu ma ci laajee du ma ci tontu parce que xaw ma rusuma wax tamit xaw ma parce que yàlla rek moo matal lépp donc li nga xam wax ci te am noo ci koy waxee am foo koy waxee am ñoo koy waxal parce que sinon bu yàggee da ngay soof te ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñi ngi fi xamante nañu ku nekk cër ba nga nekk yàlla jox la ko nga mën ca wax ca te xam foo ca yem nangul tamit ñeneen ñi li ñu xam waaye kee xamul dara man maa xam tax laa wax lépp chaque jour ci weddi ak dama juum ak wala ni ma ko waxee ak maa ngi jéggalu waaw sëñ Wadane mu wax affaire bu am solo parce que gis nga le b.a.-ba du journalisme mooy bu ñu la joxee information bi nga recouper ko d'abord boo ko recouper ba mu leer ma ne sax li ñu wax ci sëñ Wadane mii dëgg la war naa xool information bu ma ko joxee yan conséquences la mën a am ci communauté bi. waaw surtout loolu mooy dellusi ci li li Ibrahima wax mooy éthique. nga xool yan conséquences. waaye doyen mu am nag lu ma jaaxal. mooy mbir mu toll nii. te ba nëgë ni. dégguñu sunu autorités yi. lu mel ne ministre des Sénégalais de l'extérieur. wala ministre bi yor wàllu immigré yi. wala sax sunu ambassade wala sunu consul yi joxe ci discours bu officiel boo xamante ni dañuy dalal xelu askan wi. loolu tam sëñ Malick bokk na ci li ma jaaxal ci mbir mi. waaw loolu tamit dañ ciy taxaw Cheikh Wadane nga wax affaire bu am solo mooy li may wax rek ñun les Sénégalais de l'extérieur surtout ñu nekk Italie ñun dañ ñoo bàyyee suñ bopp. neexul ba neexul moo tax il faut tamit. ñu jël suñ responsabilité à bras le corps lu ñëw ñu xool nan lañ koy gérer ak suñ borom xam-xam yu baax yi ñu leen di laaj ay conseils parce que ñun dara musul xew boo xoolee li fi xew ñoom ñu communiquer ci officiellement bariwul waaw bariwul nañu waxante dëgg jéemuñu clash kenn jéemuñu kii kenn mais actuellement ñun waxuñu benn sénégalais demandé wul bu nekk Italie demandé wul pour ñu yóbbu ñu Sénégal wala pour ñu def ñu dara mais na ngeen def sax mbaa yéen a ngi ci jàmm sax day dalal xel parce que Cheikh Moustapha dañu nekk ci fitna est-ce que gënul woon jekk
vraiment ñu am de manière officielle benn communication. li ñu waroon taxaw est-ce que taxaw nañ ko. waaw jërëjëf El Hadj Malick. si question boobu nga ma laaj. dinaa si sawar a tontu ndax dinaa si mën a tontu. ndax ku ma xam-xam ne. je suis apolitique. dëgg la je suis un citoyen sénégalais nag. am na yoo xam ne du maanaam bu xewee. suma xel ak suma xalaat dinaa ko si joxe à la limite du possible. alors xam nga tukki. bu ma jógee ba ne damay tukki ji. man sama responsabilité laa jël. ne damay tukki. bu ma xasee ba tukki ci sama biir communauté. maanaam responsabilité bi dañ ko bokk. partagé dañ ko partagé. man masuma xaar lan la ma sama dëkk di defal. man damay xalaat lan laa war a mën a defal sama dëkk. man fii Italie gi ñu nekk nii. li ma fi xam ay gor. ay jullit. sénégalais bon teint. yoo xam ne ragaluñu. ñu nangoo liggéey lañu. ndax lu ñu mën a wax moom ñu nangoo liggéey lañu. seen ñaq rek la ñu yaakaar. dëgg la. yàlla dimbali nañu ne. dama jàpp ne actuellement xaw ma. exactement parce que wax dëgg yàlla bu mu la waxee dëgg politique Sénégal suivre ma ko noonu. dëgg la. non pas parce que dama bëggul sama réew ku fonk sama réew laa ku bëgg sama réew laa ku gëm sama réew laa. mais jàpp naa ne. xaw ma kan mooy représentant des Sénégalais de l'extérieur. ki nga xam ne moo nekk ci gouvernement bi. mooy waaw xaw ma ndax exactement. communication bi muy war a def. ak autorité yi nekk fii. muy ambassadeur bi nga xam ne jàpp naa lundi bi passé la doon def rencontre ak association yi jàpp naa. gis naa benn communiqué bu ñu def. samedi prochain la. samedi prochain. waaw si je me trompe pas. ndax mi ngi communiqué ak aussi consulat général bi. bi nekk Milan. mais yàlla def na ne. sénégalais yi nekk fii. noyau bi ñuy parce que sànq sama njëlbeen wax dama ne. ñun yàlla dimbali nañu ba on vit en communauté. kon lépp loo xam ne maanaam xew na ci suñu biir. muy bànneex muy naqar dañ koy partager. ci jàpp. barki démb waaw. dafa am benn journaliste RFM bu ma woo. doon ma laaj sama xalaat ci kii bi. ma expliqué ko li si nekk yépp mu ne ma waa mais lu tax lii ma expliqué ko loolu aussi. sa suba ga mu am keneen ku ma woo. di ma laaj ne ma mais yéen ndax da ngeen di demander comme waa WAN yi li ñu demandé woon muy ñu rapatrier leen. ma ne ko mais vous êtes en train d'exagérer. ñun tolluwuñu fu ñuy wax ne nañu rapatrier te nag la ma waxoon sànq ne fii ay góor ay jullit ay sénégalais bon teint ñoo fi nekk. nga xam ne maanaam ragaluñu dee si waar wi bu fi dee waroon am. dëgg la. bu ñu demoon ba tollu si jàpp naa ne suñu fulla ak suñu fayda ak suñu gëm yàlla. du ñu permettre mukk nañuy wax ne nañu rapatrier. ñuy rangale ay avion duñu waaw donc foofu moom wax dëgg yàlla kii si loolu aussi si sama réflexion bopp. ma ne. alors est-ce que. notre président Macky Sall. bi waa WAN waxoon ne nañ leen rapatrier. est-ce que bu leen rapatrier woon tey jii. waa Italie bu ñu jógoon ne rapatrier ñu ndax bu boobaa dana leen mën a rapatrier. Cheikh Moustapha. waaw foofu ma doon waxee dafa mel ni kooku loolu la doon wax daal. mais man damay wax ne pour problème d'équité. ndax man de damay wax pour man personnellement. ak suma njaboot. tey jii bu ñu demoon ba àgg te àgguñu foofu encore une fois. dama te yàlla bu ñu fa àgg aussi te yàlla bu ñu fa àgg. waa Sénégal ñi ngi leen di xamal ne. fii ñi fi nekk doomu Sénégal yi fi nekk ba tey jii ñuy wax ak yow. amu si kenn ku xam ne dañoo ne dafa feebar. ñëpp a wér peleng. nit ñaa ngi liggéey man bu ma xëyee bala maa wàcc minimum entre bureau bu may génn. danaa def lu mu bon 200 kilomètres. sëñ Malick. ma àggali tuuti sama raisonnement rek. ayca maanaam pour problème d'équité la. dama gis ne man tey jii personnellement sama bopp laay waxal nag ak suma njaboot peut-être que parce que am naa ndogal si ñoom. bu ñu demoon ba tey jii Italie àgg fenn fi wala Europe àgg fenn fi parce que fu Italie àggee fenn fi rek ne leen lu wér ne Europe dana àgg fenn fi. te loolu jàpp ma ne dañ fa àgg. jàpp ma ko si gëm suñu borom. bu ñu demoon ba àgg fenn fii mar d'Italie. jàpp ma ne man dinaa wax ne Sénégal na ma rapatrier. parce que lu tax mooy bëgg naa sama njaboot Sénégal yéenewu ma leen benn yoon di fa dem di fa doon un porteur sain. kon fii moom fii la ñu nekk plus de 25 ans ñi ngi fi. di xëy di liggéey di fi tedd. am fi teraanga kon bu ñu demoon ba mu mettit fii la ñuy toog xaar yàlla. yàlla ñu fi jàmm def yàlla ñu fi jàmm fekk. waaw Cheikh Moustapha ñu lay gërëm. mais maa ngi leen di ziar di leen nuyu en tout cas
maa ngi suivre débat bi c'est intéressant et c'est important je pense que yéen a ngi may dégg mais man Malick dégguma la mais maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Moustapha Fall di nuyu Ibrahima Niane di nuyu Sëñ Wadane di nuyu DG bu baax l'importance mooy yéen ngeen dégg ma waa télé bi aussi dégg ma pour rafetlu émission bi pour porter l'information ci créneau bi nga xamante ne moom la information war a toog parce que man dama gis ci li nga xamante ne moom moo xew désinformation parce que man Sénégal laa jóge donc fi Moustapha Fall daaneelee suñu Moustapha Fall foofu laay yëkkatee wax ne xanaa buñ naan nit ñaa ngay faatu ca Italie nit bàyyi léppam Sénégal ñëw fekk ci leen kon daf ñuy boole ñun ñëpp ci loo boobu ñu doon wax tey bu Italie doon faatu ñun ci la ñuy bokk duñu daw parce que ce pays nous a tout donné comme ñun aussi nous lui avons tout donné ma gëm ni su fekkente ni information bi traité woon nañ ko ci niveau bu baax bi panique bi am Sénégal du fa am parce que ñun suñu bopp daw Sénégal rek ci ak coow li ak woote journaliste yi yu ma xamul jaroon nañu jóge fa ñu dëkk na ci province bi nga xamante ne muy province proche bi nga xamante ne moo jóge Codogno man suma avocat ñu ngi dëkk biir Codogno ñi nga xamante ne ñoom la ñu def en quarantaine ñu koy wax muy Casale ak ay Intorno samay xarit rekk fa dëkk parce que man Lodi laa dëkkoon sama première permesso Lodi laa ko amee et tout donc je pense que nit ñi nañu informer juste et vrai man moo tax man aussi ma daw si bi ma ñëwee am naa suma njaboot a ngi fii samay administré fi lañ nekk ma ñëw xaaruma kenn parce que comme ni ko Moustapha waxee ñun immigration bu mature la ñuy def ku fi jëlewul amee woo fi amee nga fi xam-xam wala yokka nga fi sa xam-xam donc je pense que nous sommes assez grands pour ne pas attendre une réaction de nos autorités c'est bon nag day yokk courage Malick mais gis naa ni nelaw bi ñu nelaw si yenn yi mënoon na ñàkk parce que woo ñenn ñi nga xamante ni ñoo fa dëkk tey j'ai passé ma journée à appeler ñu dëkk booru Lodi ay Casal Busterlengo ak ñu bëri ñoo xam ne gis naa ñu cité leen sax si internet bi je passe l'information que ñoom ak tranquillité parce que ñoom ni ñu ko gisee mooy xureet ak njàmbataan ak yooyu yëpp day am Sénégal te day jàll donc ñoom li ñu def mooy def leen quarantaine ñu toog seen dëkk ils sont tranquilles amuñu problème c'est que li ñu déggee information bi ak mbokk yi leen di woo Sénégal jaaxle moo leen gën metti ma dem si facteur boo xamante ne wax ngeen ko sànq mooy dajaloo bi mbooloo mi nuyoo bi ñu moytu bu baax yu mel noonu précaution yi ñu teg ak prévention bi ni que italiens yi defee ñu defee ko noonu yàlla na doon li nga xamante ne moom mooy li ñu xalaat parce que docteurs yi séddoo nañ ci ñii dañ naan influence normale la ñi naan ñi ci dee ñëpp dañoo amoon pathologie avant et tout yàlla na doon loolu te bañ a doon loo xamante ne day dem ba doon pandémie ñëpp mun ci jot au cas où aussi sénégalais yàlla suturaal na ko mais ñu moytu mbooloo yu bëri yi tey ñaan di ñaan ci aaya yi nga xamante ni dégg naa sànq oustaz Guèye joxe ko di ñaan ci yeneen yi di ñaan parce que suñu ñaan en général dafay dimbale sax dëkk bi nga xamante ne ci la ñu nekk Malick je pense que y a un bruit qui court ces questions du ma ko mën a xëy na du ma ko dégg mais quand même je voudrais vraiment intervenir pour nit ñi dégg sama kàddu xam ni maa ngi fii Milan depuis démb si 2 heures tey xëy naa def live ci fii ma dëkk Paolo ak Zel ak fii nga xamante ni moom mooy Lodi 2 kilomètres 3 moo fa nekk gis di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jege yeneen jëkk yi jotaguma ko def mais dinaa ko def yi nga xam ne yëpp fa la maladie ba laal ñi ma fa xam di masawu aussi sénégalais yi nga xam ne ñu ngi continuer di leen woote Malick Ibrahima maa ngi lay ziar bu baax di ziar waa Brescia sëñ Moustapha maa ngi lay ziar bu baax di ziar waa Brescia sëñ Wadane maa ngi lay ziar bu baax di ziar aussi directeur Ndiaye
di kontaan ci li nga xamante ne moom mooy plateau bi. Merci. man la woon honorable député Mame Diarra Fam bu Italie. jërëjëf waaw jërëjëf soxna Mame Diarra. Cheikh Wadane honorable député dugg wax dëgg yàlla wax lu am solo. def na dugg bu am solo ndax it comme li ma wax sànq rek lii la ñuy xaar ci kilifa. donc ndax mbir mi moom responsabilité partagée la. gis nañ ko tey ci bëccëg mu def benn live xëñ na moom yoon woowu la mën a jaar. mais am na ñoo xam ne ñoo ko gën a kawe kàddu ñoom it xëñ na mën nañoo jaar feneen. kon vraiment taxawaay la boo xamante ni. wax dëgg yàlla soxna Mame Diarra ñu ngi lay sant bu baax a baax di la jaajëfal di la ñaan yàlla mottali sa yéene ndax vraiment ni ngay doxee mais wane na ni askan wi ñor. may dellusiwaat rek ci Ibrahima Niane Ibrahima la gestion même des Sénégalais de l'extérieur dafa mës a poser problème léegi nag dafa mel ni lu gën a yokk parce que Cheikh Wadane wax na ko léegi lu xew lu toll nii bu xewee fii te sentirul leen ci ban jàngat nga ci am yow. waaw xam nga Moustapha moom dafa taalibe ba. Moustapha taalibe la Moustapha moom taalibe la moom molto soft mais xam Moustapha moom taalibe la moom. xam ne y a quelque chose qui ne va pas parce que man li ma gis mooy. Moustapha wax na ko nee na. nit ki fi muy dundee fa la ko lépp di dalee te duñ ñuy daw donc. am na loo xam ne duñ ko nangu. sax ñu naan xel di xelaat ne dañu fee war a jële wala yooyu mais problème bi du foofu. problème mooy. ban taxawaay la gouvernement bi à travers ces entités yi nga xam ne ñu ngi fi parce que peut-être balaa gouvernement mën a intervenir. dina jaar peut-être ci consulat ak ambassadeur ñu defal ko compte rendu li fi xew. mu xam exactement communauté sénégalaise bi fan lañ nekk lan lañ ci taxawee ak yan ndimbal. assistance ci information. parce que tey yaakaar naa ne man de mënuma leen tuumaal ci dara parce que dugguma ci site ambassade xool ndax am na information bu ci rek dugguma ci site consulat. xaw ma sax ndax am nañ site boo xam ne mi ngi fonctionné bu baax pour ba xam. def nañ ci ay information yi nga xam ne tey ci jamono bii nii. naka la Sénégalais yi war a taxawee. bu ñu amee problème nan la leen gouvernement mën a dimbale ci information ak. leeral ba nga xam ne tey dinañ mën di def bilan ajourné bi famille yi nga xam ne nekk nañ Sénégal bu ñu bëggee am contact ak seen famille bëgg a xam dara nan la consulat bi taxawee beneen bi mooy numéro vert boo xam ne pour man le minimum bi consulat wala ambassade war a am pour communauté sénégalaise bi war cee mën a jëriñu donc man taxawaay boobu laa ne moo manqué mais du question rek ci coronavirus ci yeneen ak yeneen yoo xam ne pour man war na am contact buy am diggante entité yooyu ak personnes yi nga xam ne ñu ngi ci territoire bi amul fooy dem ci province wala région booy dem boo xam ne amul sénégalais boo xam ne am na benn dayo boo xam ne ci zone bi mu nekk war na mën a représenter mooy li Tafa doon wax naan lan laa mën a jëriñ sama réew mais booy jëriñi da nga fekk ki ngay jëriñ ci bëgg li nga koy jëriñ mu laaj la parce que bu fekkee ne muy ambassadeur wala muy consul duñu wax ak nit ñi wala duñ mën a wax ak ñëpp mais yaakaar naa ne tey foo dem daayira am na fa tey boo ñëwee fu mel ni Brescia Pontevico kenn dootu ko waxati te tey ragal naa ne tey consul wala ambassadeur waroon nañ mën a woo tey Pontevico parce que kër goo xam ne kër gu mag la goo xam ne daje waay la parce que chaque samedi wala chaque dimanche am na màggal wala chaque mois am na màggal bu fay am tey bu mu lu mel ni taxawee waroon nañ leen mën a woo ne leen disposition yi nga xam ne moom la région Lombardie jël nan ngeen ci taxawee lan moo ci seen taxawaay lan lañ ci mën a def mais est-ce que loolu am na c'est la grande question yaakaaruma ne am na donc c'est la grande question bi nga xam ne ça se pose mooy ne autorité il faut ñu mën a wax ak nit ñi taxawu tamit askan bi parce que taxawu askan bi du question rek jël nit yóbbu parce que tey peut-être Sénégal amul structure boo xam ne préparé wu na pour mën a accueillir 1000 wala 2000 Sénégalais yoo xam ne dañoo jógee ci coronavirus c'est pas possible mun a nekk donc dañuy waxante li fi nekk mais pour ñu waxante li fi nekk it mooy ñu mën a tranquilliser nit ñi parce que tey bu ñu waxoon nag Sénégalais yi am numéro vert di jot information yi xam zone yi ñu def quarantaine ñaata Sénégalais ñoo fa nekk ñaata famille ñoo fa nekk ndax soxla nañ assistance wala soxluñu assistance donc yooyu doon na dimbali nit ñi donc man ci foofu laay wax ne manqué na peut-être dégg naa am na beneen ambassadeur bu bees bu fi nekk man ki fi nekkoon peut-être nekk na bu jógee fi mosuma koo gis kii fi nekk peut-être xëy na du ma gis mais même consul la tamit la même chose parce que bu ma ne yaakaar naa ne consul Sénégal bi ma gëj a gis yaakaar naa ci élection yi la woon boobaak léegi gisaatuguma ko mais donc yooyu yëpp boo yaakaar naa ne ñàkkuñu nit ñoo xam ne même boo waxul ak Ibrahima Niane sax am na ñeneen ñu fi nekk ñoo xam ne tey waroon na leen mën a woo laaj leen Brescia boobu ka ndax kaa am ko wala ndax famille sénégalaise na lañ taxawee ndax Pontevico nu mel ak feneen loolu laa yaakaar ne ñun moom la ñu xaar ci gouvernement Sénégal moom la ñu xaar te bu ñu waxee gouvernement bala nga yegg sax ci ministre nañ commencé ci consul teg ci ambassadeur doog a ñëw ci Sénégal direction des Sénégalais de l'extérieur. salaamaaleykum Ibra Ali grand Ali je vais essayer, je sais pas ndax gars yi ñu ngi may dégg. Bon maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk ci plateau bi di nuyu Malick ñoom
Ibrahima ak ñoom Moustapha ñoom ñëpp suñu waa daan ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di rafetlu waxtaan bi man moom du ma expert directeur moom rek ne naa ci wax sama xalaat donc mais du ma expert ci affaire yi épidémie donc du ma expert ci maanaam feebar bi nu mu demee mais ñaari niveau laa gis ni benn niveau bi mooy appunto mooy phénomène bi nga xam ne tey moom la ñuy dund fii ñoom ci Italie ak ni nga xamante ne moom la autorité italienne di réagir ak effet yi nga xamante ne ci li ma jot dégg ci émission bi am na ba génn law Sénégal te ñëpp ñu ñuy woo mu doon beneen fàcc bi mais li ba gën a intéressé mooy ñu jàpp ne phénomène bi nga am nii Italie am na moyen pour gouverner ko pour gérer ko parce que quand même nous sommes dans un pays du G8 boo xam ne seen système sanitaire macha allah problème bi ci am rek mooy ay problème de coordination parce que dafa am zone yu mu feeñ ñu ne dañ fay def cordon rouge ak ñoom seen bon am na sax yenn dëkk yoo xam ne ci sud bi ñu ngi naan dañuy tëj école yooyu donc am na ay problème de coordination ci émergence bi mais loolu aussi je pense que ils vont trouver les moyens de les résoudre parce que bon mënuñu dem Emilia Romagna joxe yenn directives par rapport à la fermeture des écoles Veneto joxe yeneen ñu dem ba nga xam ne sax région Rome bi ñu ngi ciy xalaat donc problème d'organisation la te yaakaar naa ne bon bu ñu demee ba ci kanam dinañ ko gën a mën a gérer d'une manière assez efficace li nga xam ne nag moom moo jëm ci information bi nga xamante ne moo officiel jóge ci organisation mondiale de la santé moo di ne feebar bu ñu mën a faj la waaw maanaam taux de mortalité bi nga xamante ne moo ci nekk lu néew la seulement ni ñu ko communiquer moo indi créer benn psychose maanaam nit ñi jaxasoo ci biir dëkk bi ba loolu dem ba ni ko médias italiens yi raconté chaque jour ci la ñuy wax di joxe ay information nit ñi tiit waaw commencé yaakaar ne voilà c'est la fin du monde mais coronavirus techniquement les médecins nous disent que virus boo xam ne leen mun nañu ko faj taux de mortalité bi c'est assez bas il faut que rek mu am ay matuwaay waxuma ko nag pour wàññi maanaam banaliser phénomène bi mais matuwaay yi nga xamante ne autorités italiennes yi ñu ngi koy jox information yi nga xam ne les techniciens de la santé ñu ngi koy joxe ay info ku ci taxaw maanaam di nga yàlla mën na la ci musal parce que problème d'hygiène la rek en réalité donc bu ñu xamee ne ñun sax jullit yi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi tey di pratiquer lu mu bon di nga jàpp balaa ngay julli juróomi yoon te am na ci ñu ci baaxoo ñoo xamante ne maanaam ñoo ma tax ne foofu man séeréer la day ñoom duñu doxee njàpp su seen njàpp jotee ñu yeesal njàpp loolu yëpp day dimbali ci affaire prévention bi waaw donc am na tamit zone yoo xam ne pour éviter comme ni ko honorable Mame Diarra waxee cordon rouge bi fi mu nekk épicentre bi fii ci Italie c'est normal que nit ñi fa nekk du Sénégalais yi la ñu jël gar leen ñu dëkk ci résident ba lañ jël pour des questions de sécurité bu ñu mën a dem remonter jusqu'au patient zéro loolu mooy wax ci donc bu ñu dégloo média information yi nga xam ne officielle ñu autorité italienne ñu ngi koy joxe ku ci taxaw peut-être doo am benn problème waaw donc banaliser wu ma parce que tamit am na ay fër yu bëri moytu ndaje yu bëri yeeg ay yooyu mais yooyu yëpp ñu joxe foofu ku ci nekk moom boo koy doxee noonu yàlla mën na la musal ba nga xamante ne gars yi duñ la ko wàll mais même bu mara day taale bu ñu wàll gars yi am nañ possibilité pour faj ko parce que taux de mortalité bi dafa baax man nag dama doon njort ne du ma wax ci lu jëm ci Sénégal ak ay dem d'accord naa ci ñoom Moustapha wax ak ay ñoom sama xarit Ibrahima kenn xalaatul fii jóge fi naan da ngay dem wala nañ la dellu Sénégal loolu moom du waxu dara parce que tam raison yi gars yi jox c'est des raisons valables
d'abord. Deuxièmement mooy bu fekkente ne da nga fa dem si tu es porteur sain da ngay dem waa Sénégal da ngay lor bu fekkonte ne loolu la donc kooku moom du wax joo xam ne jar na ci kii naka la suñu autorités yi war a mënoon xawee pour man déjà loolu waxtaan la boo xam ne c'est en plus parce que tam wax dañ ci war a wax suñu seen ax mais la responsabilité première ce sont les institutions italiennes qui maîtrisent donc la coordination programme yi nga xam ne ñu koy teg ñoom ñoo war a def programme te ñoom xaajalewuñ ci sénégalais indien ak italien information bi c'est valable pour tout le monde li suñu autorité ba noonu def rek mooy comme ni ko Ibrahima ñaan waxee sànq ay numéro verde parce que ñu ci bari peut-être dégguñu italien bu demee noonu ba nga xam te ne yenn information yi surtout bu amee dafa am ay contenu technique bu ñu ko xam ñu xool nan lañ mën a dalalee xelu gars yi mais daal li message bi may lancer message bu simple la mooy que communication bi jaxasoo na fii jaxasoo na Sénégal li gars yi di wax boo xoolee journaux italiens yi dafa mel ni ñoom seen bopp maîtriser wu li ñuy communiquer affaire bi tey benn docteur day wax lii suba keneen wax léeg et cetera te dafa am yeneen affaire yu ci rax foofu laay dama njort nag ngeen baal ma xam naa ne sax du ma war a mën a wax ci média yi mais dama njort ne dafa am benn revers économique boo xam ne moo ci nekk benn guerre bu ñu doon def Chine bon te comme Italie booy seet ñoom ñooy bi ñu waxee feru embargo Chine ak guerre bi Trump doon def ay Huawei ak ñoom seen bon Italie ñoom dañu nekkoon benn dynamique de collaboration avec la Chine ba ren ji 2020 moo doon l'année italo-chinoise ba nga xam te ne am na ay accord yu ñu signé commercial la via de la Seta lañ ko tuddee ministre des affaires étrangères muy Di Maio demoon foofu et puis Jinping seen kii bi seen président chinois bi ñëw fi mu amoon ay programme yu bari yu ñu leen yoo xamante ne ci wàllu koom la jëm loolu tamit est-ce que dafa doon loo xamante ne moo tax gars yi gën a yokk alarme bi ba nga xam ne am na ay revers yoo xam ne mu ngi ci dem ñu ngi naan dañuy suspendre Schengen pour éviter que parce que mel ni Italie moo fa la affaire bi jógee alors que c'est un patient zéro boo xam ne moo dugg ni mu duggee fii mën a dugg beneen dëkk donc dafa am ay politique yu ci lal yoo xam ne ñun maîtriser wuñu ko te buñ ciy wax la ñu war a tey li ñu mën a wax rek pour gàttal te ma daanale foofu mooy que feebar bi yàlla mën nañu ci musal parce que du feebar bu ñàng te Sénégal am na yu fa xewoon si bi ñuy wax affaire IDS Sénégal yàlla jàppale ñu ci ñun ni ñuy joxeek ni ñuy ñaaneek ni ñuy toppee suñu diine ak yooyu yàlla musal nañu ba ñu ci pays yi nga xamante ne ñoo gënoon am taux bu baax ci affaire ñi malade AIDS lañ bokk bu ñu xoolee affaire Ebola mu ngi nekkoon ci frontière yi Sénégal yi yàlla def na benn malade lañ fa amoon te moo bon les gestes après les gens se l'ont maîtrisé donc yii yëpp ay mu doon ay feebar yoo xam ne feebaru jamono la bu fekkente ne ay pandémie lay doon wala ñoom seen am nañu ay matuwaay pour mën ko gérer booleeg nag lii ñuy wax muy coronavirus mu doon affaire boo xam te ne techniquement man ñi nga xam te ne ñooy les professionnels de la santé donc ay virologues yeeg ay yooyu ñoom ñëpp ils disent que ne c'est quelque chose boo xam te ne taux de mortalité bi dafa baax waaw dafa baax te buñ ko teelee jël moom bu la ci yàlla jàppalee ñu teel la jël li mën nañ la ci faj ci diir gu néew donc ñu rafet njort rek toog dalal xel yi wàññi communication parce que trop de communication tue la communication dañuy yokk confusion sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi fii war a mën def seen liggéey comme nekk ci dëkk yoo xamante ne amul ay ordonnance wu préfet yeeg wala maire yeeg yooyu tam nañu respecté loolu dem liggéey comme ni ñuy def ñëpp zone yi nga xam ne dañuy tëj seen affaire bu ñu waxee ne bu ñu kii ñooñu tamit ñu respecté li italiens yi def en attendant bien que am na confusion fi mu nekk nii débat politique bi am au niveau de la classe italienne mooy que aujourd'hui nous sommes dans un cadre de fédéralisme où avec réforme titre kuréel de la constitution ne la santé domaine région yi la te chaque région aujourd'hui moom dafa système sanitaire bu boppam presque la donc il y a des difficultés même techniques sur le plan de la coordination loolu tax mu indi ba nga xam te ne bon psychose bi créé ba nga xam te ne boo duggee ci métro yi léegi booy ne boo sëqatee rek boo bëggee bu contrôler ñëw sax boo sëqatee kenn du la contrôler boo waree jaar fenn donc psychose moo fi am te Italie tam dañu nekk dëkk boo xam te ne même ci immigration loolu dañ ko ciy liiraat maanaam
ni leen gars yi di naxe bu ñu déggee rek loo xam ne daf leen di tiital waaw waaye immigré yi ñu fi ñëw dañuy invasion alors que numéro yi ñuy wax c'est des numéros yoo xam ne gérables mais ñoom tout le temps dañu am côté émotionnel boobu te duñ ko mën a gérer donc li ñuy wax daal mooy ñun Sénégalais yi nañu xam ne ci dëkk bi lañ nekk nañu jàpp suñu bopp ñoo xam te ne ñu ngi ci italiens yi amul ay ci bu ñu sax polémiser waa Sénégal nañu dalal xel waa Sénégal ku nekk mën nga ko defal sa bopp mais nañuy déglu autorité italienne yi li ñuy wax segg buñ ci mënee échanger entre ñun aussi ci li nga xamante ne mooy ay connaissances yi nga xamante ne am nañ ko ci information ñu yeggale ko ci daayira yeeg association yi ñuy daje mais à part ça ñu xaw a dal tuuti daal ñu xaw a dal ba pare nag jël suñu matuwaay yokk ñaan yi di am njort ne vraiment yàlla mën nañu ci dimbali ba nga xam ne du ci am benn musuwa loolu rek laa doon wax quoi xaw ma ndax dégg ngeen maam déet nag man dégguma dara. macha allah merci maa ngi nuyu ñëpp di leen sant ci waxtaan bi jaa ngeen jëf. macha allah Ali Baba Faye mu doon muy sociologue di koo xam ne kii tamit nekkoon na conseil technique fii di ministre de l'intérieur bi nekkoon fii donc di dund fële ca Rome Cheikh bi Ali Baba wax lu am solo xanaa balaa ñuy jolloo Ibrahima rek nga def quelques commentaires ci contribution Ali Baba bi mu joxe ay données yu techniques dem na ba dugg ci collaboration économique bi nga xam ne am na entre la Chine et l'Italie conséquences yi mu indeeg yow yëpp xam naa yooyu du xaj ci waxtaan bi mais Ali Baba wax na lu am solo. wax nga dëgg Malick mu indi ay tomb yu am solo. te li ma ci gën a bàyyi xel nag mooy. ni mu waxee ne mbir mi nañ ci tey. dëgg la ndax am na benn affaire kii bu ne ci suuf. ndax maanaam est-ce que ñoom. ndax xam nga tubaab yi ñoom ku ne xam na ne maanaam dañoo ñaw ndax ñoom dañuy créer problème ba noppi ñoom ñooy créer problème bi ba noppi di wut nag nit ñi naan leen def leen ni def leen naa kon donc mbir la daal moo xamante ni comme li mu wax rek nañ ci ànd ak dal sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi ci zone yi nga xamante ni zone rouge lañ nañu respecté loi Italie bi comme ni ngeen ko waxee yow ci tàmbali bi feebar la boo xamante ni feebar la comme feebar yëpp kon nit ñi nañ ci am ak dal mais li ñu waxoon ci tàmbali bi moo ci nekk mooy ni ñu ko communiquer foofu lañ esbaliaree maanaam communication bi yaakaar naa sëñ Malick foofu la ñu juumee muy fii muy Sénégal comme ni mu la ko waxee fii tey da ngay seetaan téléjournal yi benn médecin wax la lii suba keneen génn wax la lee muy ay wax yu sakaatoo am ay contradictoire Sénégal nag ñoom ñi nga xam ne xamuñu fu ñuy taxaw gis nga article bi nga xam ne l'observateur moom la ci def wax dëgg yàlla yaakaar naa métti na képp koo xamante ni doomu immigré na ndax ñëpp la seen famille di woo di leen laaj lan moo leen dal kon nit ki balay joxe information war na koy gëstu bu baax a baax. donc xanaa ñu delloo rek Cheikh Ibrahima kàddu gi moom moo ko yoroon balaay Ali Baba di dugg Ibrahima. dafa am ñaari mbir yoo xam ne. maa ngi ko doon wax ci mbiru gouvernement. doon wax tamit li ci Moustapha doon wax naan naka lañ mën a jëriñee ñu suñu réew. bu gouvernement taxawul à sa place. dama ne les associations doivent prendre leurs responsabilités. mooy associations yi ñoom ñoo war a jël relais bi. li gouvernement waroon def te defe ko ñoom ñu def ko zone bu nekk province bu nekk association yi fa nekk lëkkaloo. am nañ groupe WhatsApp am nañ lépp donc ñuy dalal nit ñi benn. di leen indil information bu baax. maanaam seet li nga xam ne moom lañ génnee comme circulaire yi nga xam ne moom la région yi di génnee. bu génnee naka lañ ci war a taxawee. président association yi ak seen secrétaire à l'organisation. jël ci benn spot yu ndaw di ko ci def genre filmate yu ndaw yoo xam ne information bu tuuti lay doon. mais au moins dana mën a circuler ci groupe moo gën ñuy circuler la yeneen yoo xam ne amul solo. beneen bi Ali Baba doon na ko wax donc dama yaakaar sax bu ñu yegsi woon ci question technique yi dinañ ci dugg mooy comme via de la Seta bi mu wax naan yoonu sàmm nga xam ne loolu ci histoire ñi jàng ñëpp xam nañ ne. triangle la woon boo xam ne ni dañ daan war a gëléem déparé gox ba gox di jaay. chinois yi dañoo am xel parce que dañ ci taxaw. biñ ci taxawee italiens yi bi ñu xoolee xam ne. jamono bi dafa doy waar parce que. américains yi fexe nañ ba tey anglais yi génn ci communauté européenne bi. ku mel ni Russie mi ngi financé parti populiste yi pour ñu tas communauté européenne bi génn. donc ku ci nekk da ngay jéem a sauver sa bopp nan nga mën a def ba jàll. noonu nga mën a def ba jàll boobu nag il faut américains yi buñ ci d'accordul problème lay doon. parce que tey boo xoolee chinois yi. dañ financé lu bëri ci Italie ci 5G bi dégg nga lañ ci doon wax bañ naan non parce que buñ ko jëlee données yëpp day changé ba nga xam ni. mën nañ dugg ci secret yi xam li nga xam ne moom la réew mi doxal. beneen ba mooy. port yi nga xam ne tey fu mel ni porte di Ravenna porte di Trieste liñ ci financé ci xaalis. te tey boo xoolee TAV bi nga xam ne dafay déparé. Bari ba bi nga xam ne day yegg ba Trieste. loolu lépp
programme la boo xam ne fii horizon 2030 nan lañ mën a def ba conquistar benn partie européenne financé ci seen xaalis te dañoo am banque boo xam ne plus de 1000 milliards la chinois yi am teg ko ci taabal ji te xamuñ fan lañ koy dugal donc loolu tey américains yi boo xoolee tey moo tax li Ali Baba wax tey ci baax na mooy lii départ ndax du question ne lu ñu créé la loo xam ne tey dina laal économie ak piilu chinois yi ba nga xam ne dinañ wàccaat ci suuf tuuti et képp ko àndoon ak moom it di nga am conséquence ci loolu loolu mën na doon xalaat boo xam ne tey képp koo xam ne économiste nga am xalaat ci wàllu économie ak histoire bi ni muy doxee ak économie mondiale ni muy doxee ak potentiel yi ni nga xam ne tey la réorganisation des potences économiques yi tey ni ñuy taxawee mooy Amérique ak ñi mu àndal Russie ak ñi mu àndal Chine ak ñi mu àndal pôle yooyu tey te boo xoolee tey guerre bi xam nga tey fu bëri ñu ngi ko transformé yóbbu ko fii Yémen la fii Syrie la fii Irak la fii Libye la donc ku ci nekk tey guerre woo ko sa biir mais yaa ngi ko yóbbu ci biti donc feebar bi est-ce que tamit du loo xam ne am na luñ ciy rax loo xam ne dina mën a tiital ñenn ñi wàññi doole ñi ci des pour ñu mën a repositionné waat ñu mën a discuter waat ci commerce international nan lay doxee loolu point boo xam ne bu yaatu la boo xam ne ëllëg xëy na mën nañ ci dellu si waat fi muy tëjee mooy daal bu gouvernement taxawul à sa place na association yi dox parce que ñun it tey mën nañ bañ a sax dépendre ci gouvernement du question ne dañuy tagg suñu bopp Moustapha wala ñuy jay suñu bopp mais jaar nañ ci yoo xam ne tey fu gouvernement mënul taxaw ñun mën nañ fa taxaw dëgg la mën nañ ko mate it waaw te loolu mën na sax dimbale tey ku xamul woon wala gouvernement nga xam ne deful ni war a def parce que ay entité deful ni ñu war a def mu mën caa sukkandiku kat ne ñii kat li ma gis tey ñu taxawee mu ñun la waroon te waruñu ñu am humilité mën a contacter waat association yi ak personne ressources yi fi nekk ñu mën leen jàppale ba nga xam ne daal mbir mi ñun duñ ci ñaaw bi nag mooy nañ fexe ba bu ñu doon vecteurs yi nga xam ne ñooy yokk feebar bi parce que indiwuñ ko fi waaye duñ ko yokk te pour ñu bañ ko yokk nag mooy nañ yem fi ñu war a yem respecter règlement yi ñu wax diisoo ak ñu war a diisool te information buy génn na ba ñu doon fake news mais na doon information bu leer bu ñu jëlee fu leer te jërul nit ñi tamit am benn panique bi ak psychose bi na nit ñi dal gëm yàlla xam ne ku ci yàlla tudd dañ ci dem comme ci tudd doo ci dem yàlla bu ñu ci tudd yàlla na yem fa mu war a yem waaye daal nañ dal xam ne lii luy jàll la incha allah parce que nit ñi feebar loo xam ne dañ ciy wér ku ci yëg sa bopp loo xam ne nii daawoo ko yëg sa yaram contacté sa docteur kon calme wax ko ñu ñëw jël sa tamponné dem xool ndax dal na la wala dalu la te ñu wàññi dem bi wàññi dikk bi wàññi yenn masla yi nekk ci biir ñun en tant que communauté daal moom mooy lépp waaw parce que ku ci yàkkamte wala nga rabara wax bi dugg ci yow warta dugg wala def na warta defit lay tooy ci yow lay jógee te buy ay du yem ci wopp borom dëgg la waaw donc daal ñun nañ fexe ba gàcce ngalaama daal sénégalais bu ñu leen wax ne ñoom ñoo yokk feebar wala ñoom ñoo ko tasaare te loolu pour ñu bañ ko def nag mooy li ma sa waxoon ci début ba rek jàng yeeg gàmm yeeg màggal yeeg daje yeeg yëpp nañ ne rimu toog bu passé it nañ jëlaat beneen temps yokk ko ci bu ñu xaar ñu wax ñu ko ñun nañ ko jëlal suñu bopp comme initiative président yi association yi wax ci secrétaire yi wax ci ñu pousse lépp ba ca kanam dallu jërëjëf sëñ Wadane Ibrahima wax na lu am solo. muy lu am solo te foofu mu daanelee yaakaar naa. foofu rek la ñuy waxaat mbokk yi mu duggaat rek ci sensibiliser mbokk yi. mooy nañu am ak dal. waaw nañu am ak dal. te itam oustaz wax na ko fagaru moo gën faju donc bu ñu taral yëf yi. kon nag li am solo mooy nañu tënku ci décréto bi nga xamante ni ministre de la santé bu Italie def na ko. loolu daal mooy li nga xamante ni doyen Malick moom la ñuy dénk sunu mbokki sénégalais yëpp ñu tënku ci góorgóorlu ci bu baax a baax. waaw ma sàcc rek benn kii mooy vidéo bi nga xam ne président association des sénégalais Brescia Promesse def na ko muy vidéo bu am solo boo xam ne mi ngi wër ñu yaatal ko parce que tamit wax dëgg yàlla jël na ci position boo xam ne bu ko président yëpp association bi defoon tamit dina gën a yaatu daal waaw ñu wax sëñ Wadane Moustapha wax lu am solo mook Ibrahima mooy na association yi jël ballon bi au rebond nañ jël communication bi nan lañ koy jëlee waxuñu leen ñu wax ñu fii diw feebar na famille bi feebar na loolu soxla wuñ ko xam nga lan lañ soxla ñu wax ñu ne italien yi lii la ñu wax même bu dee ne texte bi c'est en italien ñun ñu fexe Moustapha nuñ ko tënkee ci wolof ci kàddu yu gàtt te leer jàllale ko ci réseaux sociaux yi ñëpp jot ci benn le deuxièmement aussi ñi nga xam ne ñi ngi ci Facebook beeg ci WhatsApp yi di wax vraiment ngir yàlla ñu leen di ñaan rek am na yenn information yoo xam ne yi jarul joxe même bu doon ne dëgg la jarul joxe waxuma laak nag amoo ci loolu la leer am na parce que ñi nga xam ne dañuy jàng communication duñ ma bàyyi ma fen journalisme li ñu lay njëkk a jàngal le béaba
mooy récupérer information boo ko récupérer ba pare ba xam ne dëgg la xoolal porter information bi ban njariñ lay amal ñi ngi koy jox parce que tamit ma wax ne diw am na feebar bi wala diw amu ko lan lay jëriñ askan bi dara askan bi li ñu soxla instant yi mooy nan la ñuy def ba éviter feebar bi ak yan zone moo dangereux ak ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci zone boobu Moustapha xam naa foofu yow falaa lay dugalee ñi nga xam ne ñoo nekk ci zone boobu di fa tax actuellement liggéeyatuñu maanaam fabrique bi ñu nekk par exemple na leen toog leen ñooñu ban taxawaay la ñu war a am parce que am na sama mbokk yu bëri dañ naan ma ñun def fi ñu nekk nee nañ ñu par exemple même bu dee ne zone bi sax feebar bi eggu fa conséquence kii bi dal na fa parce que chinois yi indeetuñ bagage ba tax na ñaari fan la ñu liggéey wala ñett ci semaine bi ñooñu ban taxawaay la ñu war a am Moustapha. waaw jërëjëf damay soxee fii Ibrahima waxee rek muy wax ju rafet macha allah. au passage ñuy nuyu honorable Mame Diarra Fam. si waxam ju leer ji Pastef macha allah. wane na it boppam ne si ñun la bokk. ndax am na ñoo xam ne bu doon ñoom la dañoo ne affaire rek feebar maanaam jot information parce que moom xam na ne information am na. leeru ko. mais am na fitu ak fulla ak fayda ne ñeekat ñoo tax li ma doon tey ji ba ñëpp di ma dégg naa dem si ñoom xool nu ñu demee séddu kook ñoom def man déglu naa ko mu def lu am solo yàlla mu def lu am solo macha allah au passage aussi ñu nuyu honorable député Nango Seck moom it wax dëgg yàlla xam naa ne peut-être que dafa suivre émission mais sinon dana participer di nuyu aussi suñu kilifa aada yi fi nekk muy le consul général ak l'ambassadeur ñoom ñëpp jàpp naa ne kenn ku si nekk sa xeet ñor na la ba doo dem mukk bàyyi leen si loolu Malick sëñ kii wax na ko sànq Ibrahima Sénégalais yi nañu yeewu si côté boobu képp koo xam ne toogloo nañ la maanaam nañu bind jox la ñu bind jox la dañ laa war a bind jox la ne la toogloo naa la lii laa la toogloo bu ñu ko defut yow li nga war a def mooy dem si syndicat yi ñu bindal la ab lettre boo xam ne dañ siy wax ne man kat wax naa la ne man jox naa la sama disponibilité parce que sama contrat li ma wax mooy damaa war a ñëw liggéey si xamal na nag maanaam bis ki ni tey communiqué naa la ko ba karam may dellu si waat bis bu ma liggéeyut di nga ma ko fay parce que am na ay amortisateurs yoo xam ne ay instruments yoo xam ne bu dee si petite et moyenne entreprise déjà génn na am na beneen décret bu war a génn boo xam ne Kassam Nderoga lañ ko tuddee maanaam benn caisse la boo xam ne fonds la boo xam ne pour maanaam soutenir usines yi nga xam ne dañoo am problème xam naa décret coronavirus lañ koy tuddee pour soutenir leen donc instruments yooyu am na te bu dul loolu it allah kuli alin képp koo xam ne yaa ngi liggéey saa yu la sa dator sa njaatigee ki lay liggéeyloo ne la toogal daf la war a bind kayit jox la mais waru la toogloo nii rek ne la bu subaa bul ñëw wala ñetti fan yi bul ñëw ndax ñun ñëpp xam nañu ne boo tegee ñetti fan yoo xam ne ñëwuloo te maanaam justifié ko lu wér mën na laa dàq si Mali fro kon loolu na ko sénégalais di xam di dem fi nga xamee ne bu ñu fa demee dinañ fa am xam-xam loolu daal lañ leen di wax si wàllu kii bi jàpp naa ne kenn du si képp koo xam ne yaa ngi doon liggéey doo toog te kenn du la fay parce que am na jàpp naa ne sax boo moytu génn na li ñu nekk si émission bi génn na parce que sànq réunion bi ñu def si ngoon la ñu wax mooy secrétaire général yi nekk Rome ñi ngi koy toppatoo pour ñu signer décret boobu kon côté boobu moom si wàllu koom-koom bi jàpp naa ne problème du si am xanaa ñu jox Cheikh Ibrahima rek mu xool lu muy dolli moom tamit comme moom tamit mi ngi ci beneen secteur Ibrahima crise bi walla li fi xew nii tax na détails yu bari dañuy ralentir léegi ñenn ñi zone ba nekk liggéeyatuñu walla dañ leen arrêté ñeneen ñi sax zone ba nekk épidémie bi eggu fa waaye Chine ba leen doon ravitaillement bi yéex na ba liggéey bi am ay gàllankoor ñooñu ban taxawaay lañu war a am. waaw xam nga jamono bi li ma gis. mooy peut-être doon naa ko wax ci début ba nee naa kon dañoo improviser sax ay solution am na ñoo xam ne ñu xëy rek message WhatsApp lañu yónnee seen opéra yëpp suba bu kenn xëy. mais loolu du problème bi gis nga question boo xam ne émergentielle la ñu jéem a trouver solution boo xam ne émergentielle la boo xam ne dañu jékki-jékki rek ne lii la ñuy def mais xamaguñu exactement dañu war a def lan la parce que ampleur communication bi nga xam ne moom la Italie jël ci crise coronavirus bi. la mu ko indil man suba laa gën a tiit. waaw kay. du tey ak 2 semaines bi fii ba 2 mars fii ba non c'est loolu du problème. problème mooy répercussion bi nga xam ne moom lay am. dans le futur mooy usines yoo xam ne tey amatuñu benn ordinateur boo xam ne dafay jóg.
dëgg la muy boo xoolee ci styliste yi moo xool ci yeneen xeetu liggéey yu bëri yoo xam ne Chine la daan dem wala ñoo Chine ñoo ko doon liggéey. crise boobu nag muy indi après mooy li gën a garaaw. parce que actuellement gouvernement mën na génne décret ne casse intégration yi léegi dootuñ compter sax ñi nga xam ne defoon nañ ko seen période jeexoon na. xam nga li ñuy wax naan bienniaux mobile ak. kii bi quinquennio bi yooyu yëpp dootuñ ko ci compter dañu léegi day tëb jamono bi ñu toll nii. mais diitaa yi nga xam ne nag dootuñ amati liggéey. wala usine bu mag bi nga doon liggéey nga xam ne yow sous-traitance nga nekkoon. sous-traitance boobu tey buñ la ko jox mooy dama daan am surplus de liggéey boo xam ne xaw ma fu ma koy def ma jox la ko. waaw léegi bu fekkee liggéey boobu manqué na donc dama koy téye. donc ñaata nit ñoo ci perte liggéey. man foofu sama préoccupation foofu la nekk du question casse amortisseur social wala crise chômage technique parce que chômage technique c'est prévu. en cas boo xam ne amoo liggéey mais règle yi nekkoon ci biir moo grave. mooy man bu ma ñàkkee liggéey damay demander chômage technique mais IMSS da lay laaj nga indi justification bu wane ne crise bi kat c'est temporaire après am nga beneen liggéey bu war a commencer waat. ba tax na usines yu bëri demandé tuñu woon cas chômage technique bi. donc loolu préoccupation la pour man. beneen préoccupation bi mooy tey liggéey boobu bu manqué. nan la gouvernement bi di mettre ci kii bi parce que déjà xamoon nañ ni Italie seen pile mi ngi doon wàcc. stagnation amoon na liggéey bi demewul na mu war a demee. lii day ñëw gën ko accentuer donc am na nag ñu ngi ciy jël ay mesures tey dafa doon na ko wax ci ginnaaw doon nañ gis am na benn kii bu génn léegi circulaire bu génn léegi ñu wax ne léegi dinañ amplier casse intégration pour yokk ko pour nit ñi mën koo demander. képp ko sa diita bàyyi woon ci kër gi mën nga sax def smart working maanaam tey am na xeetu liggéey yoo xam ne mën ngaa toog sa kër def ko. télélavor mais daal li ñu gis mooy man sama préoccupation mooy li ko dalee 15 mars jëm na le après bu fekkee période émergentielle bi passé na crise bi ciy topp naka lañ koy tamponné ci yenn solution lañ ciy trouvé pour man syndicat yi ci loolu la ñu war a wax te ragal naa ni tey ñëpp ñu ngi ci commencé di ci xalaat mais daal képp kuñ toogloo kër ga dafa waxoon na ko nañ la jox kayit wane lii moo tax ñu toogloo la buñ la ko joxul na nga bind wane na joxe nga sa disponibilité pour liggéey bu fekkee fayuñ la nag ñu doog a xool nan la ñuy def mais daal bu ci kenn précipité wu direct émotion bi jàpp la nga xëy rek toogal sa bopp sax am na sax ñu ciy ëppale ba toog seen kër maanaam man ci boîte bi ma nekk bi ñu xëyee lundi am ay impiégat yu bëri non parce que dañoo war a toog man leen ñun tëjaguñu parce que nekkuñ ci zone boo xam ne zone rosse la na ñëpp ñëw liggéey si ku bëggul a liggéey si jël sa jour permis am nga ci droit dem toog sa kër. waaw mais bul layee affaire bi. waaw mais bul layee affaire bi parce que affaire bi yeggagul fa mu war a yegg donc dama ragal daal panique bi ak psychose bi. moo ñu nar a indil ñoom mbeloo xam ne ni ëllëg lañ koy xam. waaw xam naa dañuy jël ki nekk ci ligne bi am na keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw kooku dafa mel ni dem na xanaa. si li Ibrahima doon wax. ma si bëggoon sof lenn rek. ayca maanaam Italie. 2007. ba 2017. pratiquement crise boo xam ne sans précédent la ñu dund. bu metti ñëpp jàpp na ne amul kenn si ñun ku ko fàtte. si fin 2017 jëm 2018 la ñu tàmbale soqaleeku bu baaxaat. wax dëgg yàlla nit ñi di amaat liggéey dañuy doon amay liggéey. 2019 bi wax dëgg yàlla kenn waxu ko macha allah. mun nañu wax ne ça va mais ak ni ko Ibrahima waxee li si gën a yéem mooy. xam nga Italie. dëkku damay wax ne musée la à ciel ouvert. est-ce que parce que dëkk la boo xam ne dëkk boo dem rek. da nga fa gis lu la yéem si wàllu architecture si wàllu maanaam taar rafet. nga xam ne dañ ko dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku touriste la dañ ko prisé. fi mu ne nii dañoo par exemple da ngay xool si suñu doom yi ñu si bëri dañoo waroon dem ay vacances scolaires. vacances scolaires yépp dañ ko éliminer. et loolu aussi yeneen pays limitrophes yépp ñu si bëri dañ daan ñëw Italie di def ay vacances scolaires. yooyu aussi dañ ko éliminer. bañ nañ ko ba yeneen pays par exemple France gi ñu gën a jege rek. dañoo ne képp koo xam ne fréquenté nga élève boo xam ne fréquenté nga région Lombardie bi rek. boo dellu si waatee France. xam nga ñoom ñaari semaine passée dañu nekkoon vacances. vacances scolaires 15 jours yi. donc képp koo xam ne dellu saat nga France maanaam dañ la war a signaler mettre la en quarantaine. loolu tax na pratiquement ñun syndicats yi parce que syndicats yi dañu structuré wul d'une manière boo xam ne dañu am ay tour opérateurs yoo xam ne dañuy def affaire tourisme yu demee noonu. pratiquement prénotation yëpp la ñu effacé. c'est-à-dire que kon impact bi muy def si wàllu tourisme te tourisme xam nañu di dundal Italie bu baax a baax. bu baax sax kon li Ibrahima di wax rek maanaam
après cette crise coronavirus là il faut que ñu xam naa ne moom bu suñu borom dimbaliwu dina am leneen lu sew loo xam ne dana fi nekkaat yàlla na ci yàlla musal nag ba ñuy mën a xëy di am as tuut di mën a yóbbu tuut suñu kër te di desal tuut suñu poos amiin yaa rabbi amiin Cheikh Wada jërëjëf kon xam naa rek sëñ Malick du ñu def rek lu dul sant sunu ñaari invité yi nga xam ne ñoom la ñu amoon muy Serigne Moustapha Fall ak Serigne Ibrahima Niang ci seen disponibilité ndax ku ne xam na ni ba ñu ñëw fii ci ay réunion lañ nekkoon kon loolu taxawaay la boo xamante ni wane ne askan wi Cheikh Wada xanaa dañuy jéem a def exception rek jël ki nekk ci ligne bi parce que mooy dernier auditeur comme asalaamaaleykum mooy dernier téléspectateur bokk. salaamaaleykum. waaw dafa mel ne dem na. salaamaaleykum tur bi ak fooy wootee mbokk. allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum tur bi ak fooy wootee. Alaaji Wala pour tëj. il faut que ñu répété waat ko maa ngi jégalu si kàddu gi may jëlaat. nañu suñu mbokk yi. suñu am di jàmm yi suñu mbokku sénégalais yi. ña nekk Sénégal. ñu répété waat ko. ñun ñu ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah dara jotuñu. gannaaw crise coronavirus bi it. ndax sànq da ngeen am benn wax boo leen wax. mbooleem kuy liggéey da nga xam ne. am na fagaru moo gën faju sax daf ko wax te mu am lu solo. te fii li ñu fi seetlu mooy dernièrement si année yi passé bëri na ñuy liggéey ba pare bu ñu liggéey ba pare pratiquement ñàkk saytu seen wér-gi-yaram. day tax dañuy am lu ñuy soxaale yuy sew. te am na ay fonds yoo xam ne mi ngi si képp kuy liggéey catégorie boo gis rek. am na ay fonds sanitaires yoo xam ne. dana la permettre ngay liggéey di saytu sa yaram te doo si fay dara. waaw loolu tamit il faut ñu xam ko. yooyu nañ koy xam loolu lu tax ma koy wax mooy am na parce que sa employeur. ki nga xam ne moo lay liggéeyal sa datore de labeur moo koy fay. fay boobu nga koy fay am nga si droit di ko utiliser. te doo si fay dara kon damay wax ne nañuy saytu suñu yaram. ba bu ñu demee ba parce que ñu si bëri ñu ngi jege retraite ba bu ñu demee retraite maanaam dañuy dem retraite Sénégal si jàmm ak salaam mën koo muurul si jàmm ak salaam. kon lu foofu aussi ñu ngi leen siy soññ. parce que wér-gu-yaram dafa am solo te wér-gu-yaram aussi li ngay lekk daf see am solo. kon jàpp naa ne maa ngi leen siy soññ bu baax a baax ngeen di def ay table maanaam thématique yoo xam ne. même wàllu li ñuy maanaam li ñuy togg li ñuy lekk ak lekku mbooloo beeg ni ñu koy lekkee ni ñu koy defar rek yooyu yëpp ñu ngi siy waxtaan. ndax ku amut wér-gu-yaram doo mën a sax jaamu suñu borom. wax nga jërë ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax a baax. xanaa ñu delloo Cheikh Wadane. waaw kon ñu Cheikh Wadane am na ko nekk ci ligne bi. salaamaaleykum mbokk mi tur wi ak fooy wootee. salaamaaleykum mbokk mi tur wi ak fooy wootee. waaw dafa mel ne. ma ngi fa. dafa mel ne wàllu xarala gi moo xaw a am jafe-jafe. asalaamaaleykum. kon xam naa doyen dañuy sant bu baax a baax rek comme ni ñu ko waxee woon sànq sunu ñaari invité yi muy Serigne Moustapha ak Serigne Ibrahima Niang. di sant tam bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoom itam participer nañu ànd ak ñun jotaay bi muy la vie des immigrés muy oustaz Abdou Sayer Gueye ak Serigne Lamine Diaw Crémona ak Serigne Mbacke Cissé Trieste ak sëñ Mouhamed Ndiaye ak sëñ Cheikh Badar Diop ak Serigne Alhaji Mbaye ak Mouhamadou Kane Padawa ak honorable Soxna Maam Diarra Fam muy contribution bu am solo bu mu def ak sëñ Mouhamadou Seck kab yónni si moom it Bergamo ñu ngi koy sant bu baax a baax ak Ali Baba Faye moom it nekk borom di taxawaay bu am solo moom it sëñ Malick. waaw xanaa dañuy jox Ibrahima rek mu wax yan kàddu lay tàggoo moom Cheikh Ibrahima. nuyu ñëpp. gërëm ñi doon seetaan. ñaan yàlla musal ñu ci feebar bi comme ni ñu ko waxee. yàlla suturaal ñu ci. ba bu ci benn Sénégalais bokk waaye ay bu nekk ci réew mi yàlla na fi jóge ndax comme que ñu ngi fi dëkk ak suñu njaboot. ñaan gi moom ñëpp lay laalaale. donc daal loolu lañ mën a wax ñaan nit ñi tamit ñu dal te teey te bañ a paniquer. ndax boo paniquer rek def la war ta def donc ñu ngi leen di sant di leen remercier di remercier ñi participer yëpp. di nekk à votre disposition heure bu nga ñu soxlaa ak heure bu munti nekk xam ak Moustapha dinañ ci taxaw gën di leeral. duñu ay expert nag ci coronavirus loolu moom ñu leeral ko. mais peut-être li ñuy dox ak li ñuy dégg ak table yi nga xam ne ñu ngi ci table de concertation yi xam ne ñu ngi ci bokk ci préfecture yeeg ci région bi. lépp lu ruus rek dinañ ko mën a jariñ communauté sénégalaise bi ñu ñaan association yi comme nañu waxoon ak association yi taxaw ci doon relais. loolu daal lañ bëgg ñu def ko.
di baal ak ñëpp di balu ak ñëpp buñ fi waxee luñ juum tamit nit ñi baal ñu ko xam ne nit matul. sëñ Malick xanaa di jottali kàddu yi sëñ Fallou Mbacké imam moom la ñu waroon a àndal sax ci jotaay bi waaye finalement mu di am ngànt moom itam ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di wane ni tam def na li mu war a def ndax saa bu événement bi amee gis nañ taxawaay vidéo bi mu ci def muy taxawaay bu am solo boo xamante ni moo war kilifa gu ne moom tam ñoo ngi koy ñaanal di nuyu bu baax a baax waa association Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Modou Mbow ak secrétaire bi Matar Diop ak bokk yi nga xam ne moom lañ àndal ñoom ñëpp sëñ Malick. waaw jërëjëf ñun tamit ñu ciy sof sa gërëm bi rek di gërëm sëñ Fallou bu baax a baax di ko ziar Cheikh Moustapha. waaw sant ak gërëm rek di leen gën a ñaax. si wàllu communication bi. am solo ndax ab réew boo ko bëggee yore te damay wax ne immigration italienne bi. sénégalaise italienne bi. mooy ñun ñi fi nekk. ñor na ñor goo xam ne fi mu ne nag dafa war a jur ay doom yoo xam ne. Sénégal sax da siy jariñu bu baax a baax a baax. très bien ndax ba tey jii njariñ gi boo ko xoolee dëgg-dëgg feeñeetu fenn fudul li ñuy yónnee sa njaboot ga. muy lu am solo nag xeebuñu ko. mais nag war nañoo mën a nag gën a changer suñuy doxalin. ba maanaam doon vraiment moteur de développement bi nga xam ne. jàpp na ne Sénégal soxla na ko si ñun. kon expertise bi nga xam ne yàlla may na ko doomu réew mi nekk fii. yàlla nañu yàlla dimbali ba Sénégal jariñu si bu baax a baax a baax. ndax Italie gii de 50 ans si ginnaaw amul benn immigré bu fu bëggoon teg sa tànk. ndax ñoom dañ doon tukki ji di maanaam di ñëw ñoom seen doomu réew ñoo dem sa biti maanaam wut fa xam-xam wut fa alal delluwaat seen réew maanaam soqali seen réew ba tey ñu bëri di daw di ñëw di ko ñëw. yàlla nañu si yàlla dimbali. ba ñu mën ko bokk si ñi koy mën amal. amiin jërëjëf. amiin Cheikh Wadane man fi may daanelee rek mooy Cheikh Moustapha dafa ubbi brèche. muy beneen kii boo xam ne bii mën na nekkaat thème. muy waxtaan. muy ñun ban taxawaay lañ war a am. ak nan lañ war a gunge suñu njaboot ba nga xam ne ñun li fi nga xam ne fa lañ yem ñoom ñu eggale ko te comme li nga wax yóbbante rek baax na ba benn mais dañu war a dem au delà maanaam bu ñu demee ci banque bi fekk fa doomu Moustapha ñu dem ci assurance ba fekk doomu Omar Ndiaye muy ko jiite ko ñu dem feneen ak feneen fekk fa ay suñuy doom ñu bañ rek bu ñu dem ñëwee ci ditaa bi ka fa dàqa yanu sant Fall wala sant Sakho donc ñu góorgóorlu ci loolu aussi. gunge njaboot gi jàppale leen xam ne vraiment liggéey baax na ba benn mais jàng tamit xam-xam mooy defar réew sam papa doon na ma wax ne ma Malick ma ne ko naam mu ne ma jàng yàggul ñàkk a jàng moo yàgg maa ngi doog a comprendre lu tax mu wax ma ko maa ngi koy doog a comprendre donc nañ góorgóorlu gunge ndaw yi ñu jàng loolu benn la deuxièmement Moustapha mooy li nga wax sànq communication bi encore une fois ñi nga xam ne ñoo yor seen téléphone di live ngir yàlla nañ joxe information bu baax bi nañ joxe information bu utile bi information mën naa nekk dëgg te baaxul utile yow mi donc boo ko jàllalee yow ma koy joxe mënoo cee am ndam parce que wax sëñ Mbaye si Abdou nee na ñeenti tànk la am kañ laa ko war a wax ñan laa ko war a wax ak ndax man maa ko war a wax ak ndax wax ko jot na nee na ñeenti tànk yooyu bu ci manqué rek wax ba jotagul donc nañ defaraat taxawaay yi encore une fois man damay gërëm Moustapha Fall di gërëm Ibrahima Niane ci seen disponibilité parce que guddi na te ñoom fajar Ibrahima Niane sànq directeur a nga koy tooñ na ko yow ginaar nga mu ne 9h fu mu jotee ma tëdd te daanaka 11h jot na te ba léegi mi ngi fii leer na ma ne fajar mu jógaat ñoo ngi leen di gërëm di leen sant Cheikh may gërëm aussi Cheikh Wadane di am mbégte di bokk ak moom plateau bi xanaa bu amul lu mu ci dolli rek ma jox ko bu amee lu mu ci dolli mu dolli ko ci ñu tëj yëkkati waxtaan bi. waaw xanaa di sant bu baax a baax rek soxna Maam Diarra Fam vraiment contribution am na solo trop. di sant itam Nango Seck. vraiment moom itam xam naa mi ngi ñuy suivre. moom itam ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu mboolem sunu autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. di wax sénégalais yi rek li sëñ Moustapha wax nañu am ak dal xam ne lii feebar la comme ni ko sëñ Fallou Mbacké imam waxee na ñëpp am ak dal kenn ku nekk nañ toog seen kër ba situation yi soppeeku ñu door a xam nañu doxale loolu yaakaar naa ni lu am solo la sëñ Malick. jërëjëf xam naa dañuy tëj rek waaw gërëm Maam Diarra Fam aussi parce que gaynde la li Moustapha wax ba mu waree ñëw na taxaw te taxawaay bi fi nga xam ne fa la taxawaayam yem mi ngi koy def donc ñoo ngi koy sant di ko gërëm di jox téléspectateurs yi rek très prochainement de toute façon ñu nag suñuy ñëpp ñi ñuy coordonné ñi ngi suivre évolution problème bi de très près lépp loo xam ne li war nañ ko jàllale incha allah télé bi dana ci taxaw parce que slogan télé bi mooy jëriñ askan wi surtout immigration ci
ci wax leen li leen di jëriñ ak li leen di yokk loolu rek mooy suñ sacerdoce donc ñoo ngi leen di jox dëgg daje rek très prochainement de toute façon bépp évolution bu am di ngeen ci jot incha allah à la minute jërë ngeen. yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa